asalaamaaleykum sunu mbokku téléspectateurs yi di seetaan Diassigui TV ñu ngi leen di jaajëfal amati mbégte ak kontante jàkkaarloo ak yéen ci seen émission bi nga xamante ni moom la ñu tibbee analyse tey nag analyse dafa ñëw ci ñaari thèmes yi nga xamante ni yu am solo nekk ay thèmes d'actualité muy maanaam jamono jii ni ñu ngi dégg ci réseaux sociaux yi dot yi nga xamante ni ñu ngi koy joxe mooy maanaam may bu njëkk bi nga xamante ni jamono ji ñu ngi koy publier maanaam ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci média bi ñi ci gën a fës ñoom ñooñu noonu ñoom ñooy doxal mbir yooyu noonu bu ñu leen di takk ñuy fësal may bu njëkk bi ñu leen di jox lu ci toll ni ay millions yu millions débat boobu noonu ñu war ko waxtaane mais ci bref parce que defoon nañ ci benn micro trottoir xam naa ne bu ngeen suivre li nga xamante ne moom mooy maanaam Diassigui di ngeen gis réaction askan bi beneen bi mu nekk tamit beneen sujet bu am solo muy sujet bi nga xamante ni moo sonal ndaw ñi te yàgg nañoo sonal boobu ba léegi état bi indeegu ci solution te tamit jeunesse bi tamit conscient wuñu ba mën a xam ñoom tamit lan mooy seen cër ak lan mooy seen devoir ci seen dund muy lan muy gaal gi ñu ngi dégg fan yi nii yëpp nit ñi di wax ne gaal gi mu ngi rey ay xale gaal gi mu ngi rey ay mag ndaxte ñiy dugg ci géej gi di dee suñuy mbokk lañ suñuy xarit lañ suñuy am di jàmm lañ suñuy mag lañ suñuy rakk lañ te tamit li nga xamante ne ni moom moo tax émission bi jóg mooy que ñu ciy def ay jàngat di ci def ay taxaw seetlu ngir partager ko ak ñi nga xamante ni mooy maanaam sénégalais yi fi nekk ak yi nekk bitim réew ma ànd ko kenn ki nga xamante ni mooy maanaam Disso Dasso moom laa toogal nii kenn du ko présenté àdduna kenn du ko présenté tamit monde média parce que ku xam Disso Dasso xam DJ Mike nga xam ne ñoom famille boobu noonu boo leen déggee média moom kenn du leen wax bon naka lañ koy defee ak naka lañ ciy demee donc balaa may gën a tàmbalee débat bi damay bàyyi ki nga xamante ni moom mooy Disso Dasso mu nuyoo mbokku téléspectateur Diassigui TV yëpp kaddu gaa ngi noonu. jërëjëf Gris. salaam du jàmm aleykum jëm ci képp koo xam ni yaa ngi bég di béggee te di wéttali ko Diassigui TV rafetluwaat bu baax a baax gis-gis yi ak commentaire yi nga xam ni nit ñi ñu ngi koy def ci émission bi nga xam ni moo di analyse ñuy saytu leeral indi tamit ay solution waaw gannaaw ba ñu xamee importance bi ak impact bi nga xam ni yi mu lim yëpp am na ci lañ fas yéene xuus nag faram-fàcce ci incha allah indi ci maanaam nu mu gën a mën a leeral rek ci kàllaama ba ci dégg-dégg dinañ ci mën a ànd ak mbokki internet yi nga xam ne ñuy topp fii ci Diassigui TV. analyse benn passé amoon nañ ci li nga xam te moom maanaam ay retour yu am solo nit ñi di ñu encouragé di ñu wax ni bon fi ñu ko jàpp foofu la di leen wax ni bon. Sénégal bëri na li ñu fi war a wax Sénégal bëri na li nga xamante ni war nañ ko mën a teg ci table bi parce que bu ñu nee Sénégal moom sunu gaal lañ koy dippee bu ñu nee sunu gaal ñun ñëpp ñu gis yi kon gaal gi bu ñu gisee ne mu ngi weng wala mu ngi waaj a dikk am nañ ci kàddu donc grand Disso li nga xamante ni moom moo njëkk ci waxtaan bi mooy que ni ñu ngi gis ni fan yii nii ñu ngi gis ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci média yi ñi gën a siiw gën a fës ci média yi jamono jii nii bu ñu leen di takk dañuy fësal li nga xamante mooy maanaam seen may yu njëkk loolu noonu ban conséquence lay indi ci société bi ban maanaam jafe-jafe la war a mën a jur fii ak ay fukki at wala fii ak ay juróom benni at tey loolu noonu ban cause ban problème ban jafe-jafe lay créer ci li nga xamante mooy maanaam jeunesse bi nga xamante ni suba ñoom ñooy nekk ëllëgu Sénégal. waaw jërëjëf dañuy dégg mag ñi saa su nekk ñu daan wax naan góor bu xemmem bis bu xamee rek day xeeb te xemmem teef mën na yóbbee góor mu def lu ne àdduna ak la ca biir ndax jigéen secret la magasin wu yàlla la yàlla moo ko fonkal boppam ba def ci moom daraja jooju yëpp ki am junni ñëw ci yow ne la kat sa waay nga ñaan ko téeméer mu may la ci téeméer du dara ci moom xëy na ñuy joxe 30 millions am nañu 1 milliard joxe ci 30 millions googu du wàññi dara ci ñoom ñuy joxe tamit ay 10 millions ak yu ni mel daal jigéen amul prix loo ko mën a defal ci teraanga defal ko xëy na niñ koy defee moo amut ak kersa moo àndut ak sutura moo àndut ak diine moo àndut ak lislaam moo àndut ak yar gi ñu yaree ñun suñu biir famille yi parce que bu jëkkoon dañ daan wax demal sa kër nijaay nga dem sa kër nijaay fekk fat doomam doo xam ni moom la ñu indil la ndox mu naan boo ñibbee sa yaay wala sa papa ne la kooku la may ndox de kooku lañ la bëgg a jox yow boo demee ñu ne xale bu jigéen bi ki nga may ndox kooku lañ la bëgg a jox diggante bi fasoo na fa ñu dem ba ci biir secte léegi amatul géwal alhamdulilah rabbi alamin yooyu dañ na ci xelu mentalité ñu bare ñu dem ba ci biir léegi nag jigéen ñëpp dañuy uti buzz boo xoolee ba xool léegi ñu bëri ñu ngi leen ciy nax ñu bëri ñu ngi régg 30 millions yi 20 millions 10 millions ba dem ci rajo yi wala télé yi mais fa ñuy mujjee toujours mooy su ma yëgoon ndax jigéen du të dafay raw te itam góor ñi nañu conscient bu baax doom kenn du ko yar ndeyam ngay tànn ndey ju baax jabaru njëkkante dafa am mën na am taar bu jéggi dayoo
fu mu jaar góor ñëpp di wax coow loolu noonu mën na ëlëm sa xol ba nga dem takki ko malgré toi parce que elle est belle waaye li ñuy sàkku ci l'islam te l'islam wax ko ñu war koo def buñ ci tënkoo rek amaana njuumte du am. kii nga xam nag moom la ñuy jox loolu may bu njëkk boobu amaana wërsëgam la waaye du liggéeyu ndey de du boot ndey de buñ tuddee noonu yëpp wërsëgam la dafa dox ba dajeeg moom yàlla wërsëgalee ko mu am ko nam ko amee ak ko takk alal ja mu am nam ko amee yooyu yëpp yàlla la concerné waaye ñun ñi nga xam ne dañuy xool te di constater nañ ciy maanu ci yu bëree bëri te di leen ñaanal ñoom sëy yooyu barkeel ndax la plupart du temps sëy bu ñu takkee alal boo xoolee wala ci internet wala ci yenn yi day gaaw a tas kon yàlla nañu yàlla suturaa rek ku nekk mu boole la ak ki nga xam ne moom la maam yàlla génne ci sa faaru càmmooñ ngir mu mottali la loolu dañuy ñaan daal. waaw yaakaar naa ne développement bi am na solo mais Grand Is man fi may ñëwee day nekk fenn fi nga xamante ni si ki may njëkkee mooy xalif général des Mourides jamono yee passé moom defoon na benn sortie bi nga xamante ni maanaam si wàllum sëy si wàllum càng yi mu defoon si benn sortie bu am solo rien que rek pour indiwaat ñi nga xamante ni mooy maanaam ñoo réeroon mu indiwaat leen defaraat leen mu toog waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy maanaam le ministre de l'intérieur ba mu ci waxtaan ak moom nag mu jël ay décision mu ne léegi képp ki nga xamante ni mu ngi foofu noonu biir Touba buñ lay maye nañ la maye si 5,000 waaye tamit dañ siy teg 1000 francs muy maanaam ki nga xamante muy booy jàkka jeeg xaw genre affaire yooyu noonu quoi lépp boo ko boolee muy 26 000 kon mag boobu noonu kilifa boobu noonu nga xam ne kilifa diina la ñëpp ñu ngi roy si moom tey bu demee ba jël décision boobu di ko def ba pare naan nañ ko defee si sutura kon yaakaar naa ne bu fekkee ñun ñii nii maanaam gëm bi ñuy wax mu ngi su ñun kon am na si yu bëri yoo xamante tey di buñ si tardé ndaxte tey jii nii li ñuy fësal si ay millions di ko wane si réseaux sociaux yi nit ñi di ko gis xale yi ndaw yi nga xam ne tey jii nii ñoom ñoo nar a màgg suba ñoom lan la ñu war a doon yi suba ñoom fan mooy nekk seen repère tey jii am na si ñoo xam ne ñu ngi dégg ni kii dafa fësaloon boppam si benn melokaan bi tey ñu may ko 5 millions kee dafa fësaloon boppam si benn melokaan bi tey ñu may ko 30 millions kon man suba su ma bëggee am si millions yi lan laay def il faut que ma jaar seen tànk te su boobaa bu ñu daaree si tànk yooyu noonu Sénégalu ëllëg du nekk Sénégal bi nga xamante ni Sénégal bu baax Sénégal ëllëg du nekk Sénégal bi nga xamante Sénégal ay xale yu am xam-xam ñoo ko nar a teewi ji mais Sénégal bi nga xamante ne mais maanaam course à la recherche laa koy mën a tuddee maanaam dañuy rawante pour mën a ame ji alal dañuy rawante pour mën a ame ji daraja te alors que yaakaar naa ni sëy lañ ca taamu mais maanaam sutura boo gisee nit ñu koy muur ci guddi sunu aada ak sunu cosaan ak ñu lu ñu xam muur ko si guddi yàpp ko indi ko si guddi wàcce ko kon man yaakaar naa loolu yëpp la ka lal sutura la kon ñi nga xamante ne ñu ngi publier seeni mariage dëgg la naam sëy bon dañoo ne yonent bi dafa ne dañ ko siiwal donc siiwal bi mais man yaakaar naa dafa am si ay conditions yu mu ko waxee xam nga tey ji wax bu déggee nopp yu koy dégg war naa mën a wér wax bu génnee donc tey ji yonent ba muy wax siiwal man yaakaar naa nekkul genre siiwal yi nii la ko wax ndax siiwal yi nga xamante ni tey jii nii day yàq benn partie ci population bi kon siiwal boobu nekkatul siiwal buy defar waaye siiwal buy yàqu la te siiwal buy yàqu ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore média yi man yaakaar naa ne ñoom tamit am nañ ci part de responsabilité ndax bëgg vue wala bëgg nit ñi di seetaan sa télé man yaakaar naa ne warul mën a tax ngay def li tax askan bi ëllëg duñ mën a am taxawaay bu dëgër. jërëjëf sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér ndax bu ñu tënkoo ci kàllaama ak kàddu mag ñu baax ñi duñu mës a réer xam nga lii mu wax nii bu fekkoon ministre boobu muy wax dëggal na ko da koy def vote ñu dem voté ji ko assemblée ministre yëpp toog ñu ne léegi may bu njëkk biir Sénégal waratul passé lii keneen nag kuy joxe lu ëpp lii na nga ko joxe ci sutura kooku yaa ko àttan waaye fii lañ ko yemale dëkk daam nu muy doxee waaye ñoom dañ ko yemale rek ci waa Touba mu mel ni kon Sénégal kon ñaari pàcc la dafa am pàcc modernisation bi nga xam dañoo topp nasaraan si ba suñuy racine ak ñi nga xam mooy suñu caas aada ak cosaan dañ ko bafoué waaye fa ndox daan taa boo demee ba léegi fekk fa tepp jigéen ñaa ngi baax ndax ku dugg sa biir kër xool say rak xam ni ba tey yar ga maam daan yar seen waajur yi yar nañ leen ko ku dugg feneen ak feneen waaye itam ni koy waxee rek le fou est fou par rapport à une société donnée parce que toute société a ses normes ku ci nekk tentation rek moo lay dofloo ñii alal la ñu jiital moo waral ñu bëree bëri di jaay seen ngor ci yu bëree bëri comme ni nga ko waxee am na ñu ci jaayoon seen ngor tey jii xëy na góor yooyu xemen nañ lañu xool appréciation yu ni mel mu jaral leen ay millions ñu ne kii foog ma am ko waaye am boobu xamal ni xemmem laa ko mën a jàppee man am na keneen koo xam ni toog na ci biir këram itam sàmm na goram sàmm na dignitéem tey jii ma ngay jur loo xam ne macha allah ñëpp a ngi koy tudd ku bëgg a baax yaa ngi baax
xam nga man ak yow ñuy wax ci analyse à chaque fois dañuy wax pour éveiller conscience yi pour wax ne ñun jeunesse bi nous sommes conscients xam nañu solution bi xam nañu itam gravité bi fi mu ne waaye itam dëkk bi li fi nekk du xamuma du ñàkk xam maa lànk bëgguma xam lay ndurool. dëgg la man feneen fi may rebondir rek mooy que ni tey jii nii am na si yenn yi nga xamante ni man personnellement man damay naan bon ay trucage la maanaam nit ñi dañuy ngistal mais nekkul li nga xamante ni li am. parce que bu fekkee tey jii dañu ne dañuy takk nit di ko may ay 30 millions ay 5 millions ay 15 millions ki affaire yooyu noonu maanaam wane ko si li nga xamante ni mooy maanaam te man benn côté bi damay jàpp ni ngistal la ak tamit xeex. parce que média bi tamit il faut ñu comprendre ñi nekk ci kaw xamante ñoom dañuy xeex seen biir. donc bu ñuy xeex seen biir nag donc tey jii ni bu ñu gisee ni grand 10 may na temps man damay naan xaaral ma ñëw maye temps te alors que loolu noonu sax mën na nekk lu réel donc li nga xamante ni moom mooy maanaam liy dëgg li maanaam si suuf lay nekk li nga xamante ni moom mooy faux moom la ñuy wone kon tey jii ni man damay naan benn côté bi dañuy faux man gëwuma ko personnellement man gëwuma ni ñu ngi maye 30 millions si benn affaire man gëwuma ni ñu ngi maye ay 10 millions ki affaire yooyu noonu gëwuma ko dañoo bëgg buzz. tamit réseaux sociaux yi yenn chaînes yeeg yenn affaires yi ñoom tamit dañuy bëgg vue dañuy bëgg affaire moo tax ñoom tamit ñuy publier di bind loolu noonu mais man personnellement man gëwuma ne 30 millions yooyu noonu ñuy wax maanaam joxe nañ ko liquide nii peut-être mën nañ ne ba ma jëndee oto bi ba ma jëndee lii ba ma boo xaymaa loolu noonu yëpp mën na si 30 millions mais ba léegi ça reste à voir parce que am na si yoo xamante ni man comprendre naa monde média bi xam naa nu muy doxee am na si yoo xamante ni maanaam xeexante lay doon am na yoo xamante ni maanaam bon defante lay doon te alors que Sénégal fu mu toll maanaam war nañ mën a defante ci leneen lu dul maanaam ay kii maye na may bu njëkk temps kii maye na may bu njëkk temps ndax loolu noonu day delloo suñu réew si ginnaaw bu jógee foofu grand 10 maanaam dañuy dugg ci li nga xamante ni mooy maanaam moom mooy deuxième point bi mooy que ni gaal gi ñu ngi gis ni jamono jii nii xale yi ñu ngi dugg ci gaal gi di dem te tamit man li ma xayma ci loolu noonu ak li ma ci am benn xalaat bi mooy que ni corona dafa am ñu dégg ni Europe ñu bëri ñu ngi dee tubaab bi ñu ngi dee ñu ne ah lii opportunité war nañ mën a jaar ci ndox bi pour mën a dem foofu pour uti liggéey foofu noonu man ci sama xalaat bu gàtt loolu moo tax xale yi di bëgg xaru di bëgg rey seen bopp pour dugg fi nga xamante ne mooy maanaam Europe donc foofu ban jàngat nga ci amaat. waa jërëjëf ba tey rek niñ koy waxee xam nga jeunesse takku liggéey moom la ndaw yëpp woote woon jamonoy Abdou ba léegi nii xàddewuñu jeunesse bu am jom la ñu am jeunesse bu am inspiration jeunesse bu gëm seen bopp te gëm ni ñoom dañ cee war a génn par tous les moyens ba léegi nii xàddewuñu waaye dañu gisul koo xam ne mën na leen jox loxo giri dañ koy saytu suñu biir dëkk rek gis nga président de la république buy romb ci tali bi jeunes yëpp ñu ngi ci ginnaaw barrières yi gis nga maire bu mënut yuuxu parti wala solo t-shirt parti doo taxaw ci ganam barrières yi gis nga barrières yooyu nekk suñu digganteeg président yamuñ ci de dañoo jël gémi bu sol béret rouge teg ko jox ko liif ne ko xale bu jéggi dóoral kon président nan la ñuy déggee giri sénégalais bu amee lu bees dafa naan ñukk dem uti la nga xam ni bàyyi la màgget Sorano bañ ibbee grand théâtre lañ ko xeewil aéroport Léopold Sédar Senghor mi pourtant source d'emploi la woon lu tax ñu koy tëj te nga dégg aéroport Paris aéroport Toulouse aéroport Nantes aéroport yooyu yëpp ñu tëj aéroport bi jël terrain yi ñoo ngi koy parparloo di ko dagg-daggee ku nekk ngay jéem a séddoo mu mel ni intérêt personnel da cee rax yooyu yëpp dafay pousser jeunes yi ñu dem ci leneen loo xam ni kiiwul beneen bi tegu moom mooy wax nga ko léegi ci jamonoy corona bi ci lañ waroon gën a yeewu suñu ministres yi suñu président yi ku ci feebar Europe ngay dem sa jabar bu ëmbee Europe lay dem wasin ji mais jamonoy corona kenn demut kenn dikkut ñoom ñoo njëkk a incité jeunes yi pour ñu dem ni leen Europe moo dàq fii seen vacances bu ñu ko jotee du ñu dem ci hôtel Saly duñ dem Kédougou duñ dem Bakel ña ngay jëm Hawaï ña ngay jëm Dubaï parce que ñu ngi incité jeunes yi ne leen la belle vie se trouve de l'autre côté kooku ñoom ñoo ñu ko infligé ba pare. beneen point bi nga xam ne tamit mën nañ cee dikkaat dugal ci sociétés yi ngay dégg grande sociétés yi laa lay wax. billaahi di nga fa gis société boo xam ne danaan la am naa 3000 employés boo xoolee 1000 jeunes yi fay liggéey par 1000 la ñuy ñëw maanaam dañu leen di signer contrat wu 2 ans 2 mois wala 3 mois nga def pare contrat boobu ñu ne la demal toog sa kër dinañ la woo xool yeneen jeunes yoo xam ni ils sont inconscients soxla nañu liggéey ñu jëraat leen entreprise ba day dox mais jeunesse bi duñ dox état bi dafa war a dugg ci biir société bi xool condition de travail bi jeunes yi di dundee xool condition de surtout les radios et les télévisions. dañ lay wax kaay liggéey danañ def lii mais lépp ay foutaise lay mujjee da ngay mujj dem ba mujj gi sax da nga naan xaaral ma dem uti sama yëfi bopp wala leneen ak leneen te fii am fi yëfi bopp moo jafe ndax
taabal bi ngay teg yow sa buntu kër di jaay mango màdd ak yu ni mel sa dëkkandoo mu ngi lay xool gis ni xale yëpp a ngay jënd si suba moom tamit day dem indi xaal indiwaat màdd la ngay jaay lay jaay toppandoo gi dafa bëri xoolal boutique yi benn koñ da nga fay fekk 5 boutiques li gën a tax ñu naan la Sénégal doxut da nga koy xool ci visuellement ñun waa jaase ji boog xamuñu keneen mais ñun conscient la ñu demee moom mooy lan xoolal par exemple da ngay gis benn boutique da ngay ñëw tey novembre ñu def ko neex soow maa ngi jégalu ci publicité bi nga ñëw décembre gis ñu def ko atelier tailleur nga dem janvier février ñëw gis ko ñu def ko dépotoir boo xam ne ay aliment poussin lañ fay jaay nga demaat ainsi de suite parce que amatuñu fayu luyaas te weer ak weer dafa jege. waxoon nañ fi dañuy wàññi location bi gis nga mujjut fenn te wàññi location boobu wàññul ñu njëgu fer ak ciment bi nga xam ne suñu dëkk bii ñoo koy produire fii la waroon gën a yombee ñun moo ñu gënoon intéressé ñu tabax suñu kër yi mu jëm kaw ñu dem di loué ci kon état bi fa mu war a dimbalee jeunesse yi dafa bëri fii Sénégal lenn dong laa fi gis mu lew ci sama gis-gis mooy mbay te baykat bi sax ñu ngi koy toroxal léegi. voilà loolu am na solo mais man fi may ñëwee mooy que ni tey jii nii bu jeunesse bi jugee ne dañuy takk seen digg pour dugg ci gaal gi benn côté mënuma leen ko bañal mais beneen côté bi dinaa leen ko bañal benn côté bi nga xamante ni du ma leen ko bañal mooy que ni comme li nga wax léegi état dafa war a jël ay matukaay maanaam def li nga xamante ni mooy maanaam di créer ay emploi pour jeunesse bi parce que boo amee population bi nga xamante ni mooy maanaam booy xool 75% wala 65% bi yëpp ay jeunes lañ man yaakaar naa ne pour nga développer bu fekkee sa xam-xam màcc na si liggéey rek man yaakaar naa ni fi nga nekk Afrique continent Afrique bi ñu nekk amul benn réew bu la si gën a développé mais bu fekkee yow mii nekk nguur nga nekk si biir nguur ngay liggéey ay intérêt crypto personnel man yaakaar naa ne su boobaa comme li nga expliqué léegi rek si li ñuy dund maanaam da ngay ñëw fenn fekk fi benn affaire xëy suba ñëwaat fa gis ñu changé ko indiwaat leneen ndax weer ak weer dafa jege beneen côté bi mooy que ni tey jii nii yow mii nga xam ne tey yow jeune nga xam ne yow am nga xel yàlla may na la xam-xam yàlla may na la kattan am na si yoo xamante ni bul ci diggu am na yoo xamante ni bul ko nangu ndaxte dafa am benn wax boo xamante ni benn mag dafa ma ko daan wax boo gisee président wala boo gisee ministre wala député wala keneen ak keneen di yàpp askanam c'est parce que askanam ni ñu mel moo tax mu yàpp leen tey jii nii nit am na ni ngay mel sa président du la yàpp sa ministre du la yàpp sa député du la yàpp même ba ci maire bi ngay nekkal ci koñ bi sax maire boobu du la yàpp mais tey jii nii bu fekkee xamoo valeur yooyu noonu xamoo sa bopp xamoo yow yaay kan da lay yàpp mooy que ni tey da ngay gis politique day ñëw ñu ne élection egsi na moo xam local wala présidentielle wala leneen jeunes yi nga gis benn leader jóge fële ñëw dajale leen ñoom ñëpp lu toll ay 500 jeunes jox leen ay t-shirt jox leen ay lépp ku ci nekk boo paree mu jox la 1000 francs wala 1500 bu la joxee 1000 francs wala 1500 wala sandwich nga dem nga langaamu si nga rey si sa bopp di ci xuloo di ci xeex tey jii nii ki nga xam ne mooy leader bi bu gisee loolu day xam ne yéen lii mooy seen soxla maanaam day xam ne yéen da ngeen xiif gis nga si xiif boobu noonu si la lay nooj du la mës a jox nga lekk ba suur mais bu fekkee daf laa woo nga ne ko man ci li nga may woo day nekk loo xam ne sama njariñ lay doon waaye tamit sa njariñ lay doon waaye njariñu réew bi lay doon mooy que ne da nga may woo si liggéey nga taxawal benn affaire bi nga xam ne su ma fa ñëwee dama fay nekk jëriñu si mën laa jëriñ mën a jëriñ tamit mooy maanaam su fi ñu nekk ni muy Sénégal mais bu fekkee dama lay woo pour jox la 1000 francs ak sandwich man yaakaar naa ni loolu noonu day tax suñu gouvernant yi yàpp ñu beneen côté bi mooy que ni tey jii ni jeunes yi nga xamante dañuy dugg si gaal gi benn jour dama toog ak benn waaye mu ne ma jeunes yi dañuy xaru ma ne ko non du xaru espoir lañ perte xam nga nit bi nga xamante ni perte na espoir su boobaa dootul xamante fu mu jëm day jaaxle foo ko woo rek day naan foofu la te tamit dafa bëri ay jeunes yi nga xam dañoo am jom am fulla ñun dañu koo yaree dañoo am jom am fulla am fayda donc ñun nga xam dañoo am jom am fulla am kayda ñiy jéggi si géej gi tey jii nii ku si taxawoon si tefes bi ne la man damay jéggi géej nga ne ko soo jéggee da ngay dee barki alxuraan duñ dem billaay wallaay taala duñ dem ndax kenn bëggul dee Sénégal fii man musuma gis koo xamante dafa xaru man musuma ko gis musuma ko teg bët kon maanaam am yaakaar moo tax mais seen yaakaar dañuy dem ba si biir mu tas kon am na si loo xamante ni tey jii man yaakaar naa ne ñun jeunes yi ñun ñoo si war a mën a takku gëm suñu bopp ndax am na benn copain boo xamante ni université la nekk fa la nekk ba nii mais daa toog ba à un moment donné mu déposé fu nekk wër fu nekk mais xam nga fan la mujjee dafa teg taabalam di jaay ndambe si koñ bi nga xam ne fa la juddoo fa la yaroo fa lay defee léppam amul complexe bi mu toog di jaay ndambe xam nga kon kooku maanaam am na lu muy bañ na dem yelwaani ji bañ na dem dugg si comme que dugg na si administration wër fu nekk déposé munu ko am donc mu ne xaaral ma jaay ndambe donc am na ay liggéey yu fi am mais ñun ñooy am complexe des fois di def yenn liggéey ñun ñëpp dañoo bëgg di toog si ay bureau te alors que ñëpp mënuñu toog si ay bureau te état bi tam mënu recruter ñëpp nit lépp looy def nga gëm ko nga nekk si yàgg si bu yàggee yàlla fekk la si. waa dëgg la fi nga daanelee rek
koo ne yàllaay fal buur moom danaan la dëgg la rek waaye ni mu koy falee day ump ñëpp ndax dañuy xëy rek ñu ne ñu fal nañ diw waaye ni nga ko waxee université ngay njëkkee c'est le village de l'université la ñuy wax léegi parce que boo xoolee gisatoo kenn koo xam ne fonction publique bu fekkoon université la ñuy dugg xool jeunes yi nga xam ne ils sont diplômés ñu jël leen recruter leen ñu renforcer ñun suñu santé suñu sport renforcer suñu éducation wala yu ni mel kooku dañ ciy mën a kontaan waaye ba tey gisuñu état bi def effort côté boobu noonee université ñoom lacrymogène rek dañuy dégg yàq nañu étudiants yi toj rek nga ñu dégg mais le bienfait bi état bi di jëm vis-à-vis ak ñoom nun duñ ko gis. ñaar Macky Sall bu toogee ci kanamu maa ngi jégalu son excellence monsieur le président Macky Sall bokk avec tout le respect bu toogee ci kanamu télé bi mu ne damay créer 1000 emplois na la leer ne 1000 emplois yooyu mu wax noonu man bokk ma si Doudou Mbodj bokk si Cheikh Mbodj bokk si Awa Faye bokk si ndax Awa Faye mbindaan la nan la ko Macky ci dimbali amul diplôme amul BFEM amul dara bu ñuy woote dañ naan diplôme bii nga am ak bee ak bee ñëwal keneen ak keneen noonu la. coxeur bi noo koy dimbalee mécanicien bi ne ci bopp koñ bi menuisier bi noo koy dimbalee xamuñu ko te yooyu yëpp solution yi ñu ngi fi mais nanuy waxtaan ak jeunesse bi seeni conseillers loolu la ñuy jëriñ renseignements généraux wër dëkk bi xool li nga xam mooy suñu mbébét ak suñu jàmbat indil ko ñu saytu ko indi ci saafara mais wax ma boobu ba tey lan la ñu saafara yaa ngi gis fii suñu koñ BRT amoon nañ 2 voies yu rafet mu amoon marché jeudi foofu gars yi dafa ñëw di daan seen doole nagisement BRT boobu nga jëloon ko yóbbu ko Bargny bi nga xam ne booy dem diggante Thiès da ngay bëgg a dee embouteillage bi am foofu jël ko yóbbu ko foofu ëppul avantage coin yi fi nekk yi ngay war a lijjat dafa bëri te lépp jeunesse bi rek la ñuy ciblé dañuy wax ne découragé moo leen jàpp wala yeneen moo leen jàpp waaye du découragement du itam manque de volonté manque de considération la jeunesse sacrifiée quand il danse c'est la carence boo leen xoolee ba xool café Touba la ñuy gën a naan ka sax di lekk parce que talatuñ ko koo ci gis mi ngi xalaat loo xam ne amagu ko ndax dañ leen ko wan ci télé bi hypnotiser leen ba pare wan leen ne leen dund bee ca kaw boobu bopp sa bopp la ñuqi jëriñ sa bopp koo bëgg a dimbali di nga ko dimbali boo xasee ba dem Europe tu es peinard indépendance ngay am mais fii boo fi nekkee au jour le jour da ngay génnee di joxe boo bëggee ñuy jëriñ ñu gërëm la foog ngay ñuqi di jëriñe waaye fee ñaq jëriñu la ñaari cas yooyu nag moom moo bokkul suñuy cosaan ak suñuy kii waaye lépp nañu jiital yàlla xam ni junni at laataa ñu lay sàkk nañ sa wërsëg kon lépp loo def fii ci àdduna sa sacrifice su bopp la. di leen jox dig daje xam naa ba beneen yoon fii ak ay fan yu néew rek si li nga xamante ne mooy maanaam li soxal Sénégal ak li nga xamante ne moom mooy doxal Sénégal lépp loo xamante ne war nañ ko fi mën a teg ñu leeral ko dañ koy def comme ni mu leen ko waxee rek amul complexe ba beneen yoon fii si Diassigui TV. waa jërëjëf nañu moytu téeméer ak sàndis ndax kuy xëy téeméer di ko të soo ko joxee ñaari junni ne ko sànneel xeer kooku bonus la ci moom. kon nag dañuy santaat ñëpp gërëmaat ñëpp te itam Sénégal yi nañu bàyyi riirandoo fi lañ fi coowoon coow 400000 francs 400000 francs gars yi indi beneen buzz teg ci kaw loolu ñu indiwaat coow pétrole ñu indi beneen buzz teg ci kawam barki Dembo Ndiaye dégg nga coow Idrissa Seck bi tamit ñu jëlaat beneen buzz teg ko ci kawam beneen xew-xew am na muy feebar bi feeñ tamit ci géej gi ñu war koo saytu war ñu cee indi leeral ñu ne port autonome de Dakar tàkk na démb nañuy bàyyi di teglante di nëbb fee yi comme ça Sénégalais di topp lii ba ñu topp importance bi surtout médias yi nañuy concentré wu ci benn solution ba solution boobu ba benn problème ba mu am solution ñu doog a dugg ci leneen waaye di topp actualité yi rek bëgg fait divers bëgg buzz wala nit ñi la kii nañuy xoraat bu baax a baax ñu nekk ci média bi surtout nañuy wane lu concret te di jéggaluwaat ñëpp di baaluwaat ëq jaa ngeen jëf.